jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fees tañ am yéenay faram-fàcce ko njàng meeg njàngale mi bu doon ne am mbindaa fon la bon dañ wax ne jamono ji ma ngay sukrat ndax kuréelu syndicat jàngalekat yi tey ji la ñu gën a dogu ngir wéyal seen xeex bile ab débrayage moom la waa groupe G6 di mbootaay gi dajale juróom benn kuréelu syndicat yi ëpp doole ci réew mi xëy amal tey ji ci talaata ji ëllëg ci àllarba ji jàpp gannaaw ëllëg ci alxames ji waa FEDER jël dogal ne dañuy banque seen yoxo lànk ne kon duñ ko jàngale ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg leeral yi nga xam ne ni moom leen ci indi tolluwaayu njàng mi ak grève bi jàngalekat yi nekkee doon na luy te lool kilifa diine ya nekkee fële ci département bu Bunkiling dañoo profité ci am ndaje mu yaatu mu doon amal daal di tàllal loxo nguur geeg jàngalekat yi ngir ñu toog waxtaan jéem a sauver xale yi ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leeral yu tukkee ci kii di Lamine Bayo. ñeenti téeméeri million ci suñuy koppar moom la waa CMU di couverture maladie universelle amel mboolem kër docteur ya nekkee foofee ca diwaanu Njaarim Papa Moussa Fall mi njiital MCAR mouvement citoyen action résultat moo ko xamle ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leeral yu tukkee ci kii di Mamadou Makhtar Sarr ba mbokki li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamualeykum. bismillah ci xibaar yi njàng meeg njàngale mi bu doon ne am bindaa fon la bon dañ wax ne jamono ji ma ngay sukrat ndax kuréelu syndicat jàngat yi la ñu gën a taxaw ngir wéyal seen xeex bile ab débrayage moom la waa groupe G6 di mbootaay gi dajale juróom benn kuréelu syndicat ay jàngalekat yi ëpp doole ci réew mi xëye amal tey ji talaata ji ëllëg ñu fas yéene amal ëllëg kon ci àllarba ji jàpp gannaaw ëllëg ci alxames ji waa FEDER jël dogal ne dañuy banque seen yoxo lànk ne kon duñu ko liggéey ñoom daal la ñuy sàkku ci gouvernement bi mooy mu jéem a sàmmante accord muy dëppoo yi doxoon ci seen diggante defuñu ko nag at mi sax bu leen neexee na sax waaye xeex bi ñuy jël moom duñ ci deltu ginnaaw lu jëm kon ci xibaar bi dañ ci jël soit incha allah rabbi ci sunu yeneen i jotaayu xibaar. tolluwaayu njàng mi ak grève bi nga xam ne nii moom la jàngalekat yi dëkkee fan yi doon na lu yitteel lool kilifa diine ya nekkee fële ca département bu Bunkiling ci diwaanu Sédhiou dañoo profité ci am ndaje mu yaatu muñ fa doon amal daal di tàllal loxo nguur gi tàllal loxo jàngalekat yi ngir ñu toog waxtaan jéem a sauver xale yi lee dañuy dem ca Bunkiling fekk fa Lamine Bayo. Bagadaji goxoxaan bi nga xamante ne mu ngi commune Thiaroumé nekk ci département Bunkiling ñi nga xamante ne ñoo ŋànk mbir mu diine bi ñoo jëkkate ay kaddu jëmale ko ci li nga xamante ne mooy grève boo xamante ni mu ngi fii ci école ja ak mbiru politique école gis nañ ni lu jëm ci njàngale mi dafa problème bu métti moo fa rek jàngalekat ak nguur gi ñun ñoo juboo ci patu te loolu xale ñoo si part te fu xale perte moom ñëpp a perte ndax xale yi ñëpp lañu toogal ci école yi suñu ëllëg xale yi de élève réew mi xale yi de bu seen njàng amee jafe-jafe réew mi moo si am jafe-jafe ñu ngi ñaan nguur gi mu waxtaan ak jàngalekat yi ndax école bi mën a aw yoon yëpp kontaan si ginnaaw waxtaan nañu lu bëri waaye li nga xamante ne moo tënkoon kàddu mooy maanaam li nga xamante ne mu ngi yëngal suñu école sénégalaise yi ñu ngi ñaan ñi nga xamante ñoo ŋànk nguur gi ak ñi nga xamante ne ñoo ŋànk mbir mi njàng bi ak njàngale ñu leen tooju waxtaan pour que suñu ndaw yi mën a jàng ëllëg ci biir ñu tekki Sédhiou Walfadjri rajo TV la. jaajëf Lamine Bayo ñu ngi lay sant di lay gërëm toll nañu kon ci juróomi téeméeri jàngalekat yu jàngalee ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru fii léegi ay at yu néew ñoom ñëpp daañu dem à la retraite li ci gën a doy waar mooy daañu dem waaye amuñu benn jàngalekat bu leen fa mën a wutu loolu nag jural ab njàqare ñi nga xam ne ay étudiants la ñu nekkee ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ndax dañoo xamul bu jàngalekat yooyu lay demee ana ban jàngalekat moo leen taxaw ci seen mémoire Abdou Khoudoss Diallo Mami Kanté reportage. ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ci ay département yu bëri ñi fay jàngale nekk titulaire daanaka seeni retraite bi sorewul li ni mel tax ba ñu ngi koy yëg bu baax a baax ngir mën a bind sa mémoire bu master muy liggéey bi nga xamante ni moom nga war a liggéey pour mën a yokk sa xam-xam ñi nga xamante ni ñoo waroon topp ñooñee ndongo yoo nga xamante ni ñoo war a bind loolee ñooñu bëreetuñu ci université bi ñu mel ni boo demee département histoire bi nga xamante ni loolu laal na leen boo demee département espagnol ña fa nekk mooy ñoom Nummusi
ak ñenn ñi professeurs yi nga xamante ne dañuy dem ne bokk ci rang 1 dem retrait di problème la li nga xamante ne mooy faculté de sciences et techniques waaw vraiment problème bu mag sax. rax si dolli itam. ñii dem mooy ñi ëpp expérience day metti ndax njàngale mi ci kaw mi kii dem kii koy wuutu mooy ku bees la tàq. massification bi nombre d'étudiants yu bari yi fii ak 2025 dana am ci lu toll ci juróomi téeméeri enseignants yoo xamante ni donc dañuy dem retraite te am ñu leen remplacer ça veut dire que ça risque d'être très grave. jàngalekat yi sax ñoom ñi xam nañu ko. ñi nekk ci njàng mu kawe kuréel bi ñuy wax SAES. ñu ne nguur gi da ngay def lépp pour ñu egg atu dem retraite ñu xaw a descendi ci université. ak coono bi ñuy daj bu ñu demee retraite kenn du xemmeem dem jàngale ji université ndax da ngay mujjee boo nekkee retraite da ngay sonn ci coono ngay nekk ci misère ngay nekk. beneen bi mooy aussi jumtukaay yu bees yi muy technologie de l'information de la communication bu ñu ko utiliser li ñuy wax enseignement à distance dana permettre à ce que ñooñu même bu ñu demee ñu mën leen a capter ñu mën a accompagner donc yaakaar nañ ñoon bu ñu leen ñàkkee ci condition yoo xamante ne nii donc dañuy dem te xooluñu ñu leen remplacer dana jouer bu baax ci classement yi nga xamante ni moom la université sénégalaise yi. ci daara ju kawe jooju nag ci daara ju kawe jooju fu mu toll nii fii ak ay at boo moytul daanaka ci ab spécialité yu bari duñu am ki koy war a jàngale tax bu université boo moytul dana tax mu wàcc ci ab classement bu mu amoon. Abdou Khoudoss Diallo jërëjëf ñeenti téeméer million ci suñuy koppar moom la waa CMU di couverture maladie universelle amel mboolem kër docteur ya nekkee ci diwaanu Njaaréem Papa Moussa Fall mi njiital MKR mouvement citoyen action résultat moo ko xamle dafa profité nag ci ab tàggatu guñ doon amal jagleel ko jigéen ya nekkee foofee ci diwaanu Njaaréem daal di ñaawlu xëjjëg seen gi am ci PSE du plan Sénégal émergent dañuy dem ca Njaaréem fekk fa Modou Makhtar Sarr. couverture maladie universelle am jafe-jafe bu baax ci région bu Diourbel te dara waralu ko lu dul bor boo xam ne nguuru Sénégal daf koo yoreel bërëbu fajukaay yi te ñu koy xayma ci ñeenti téeméeri millions. di kàdduy coordonnateur mouvement citoyen action résultat Papa Moussa Fall mi ñëwoon ci gox bi doon former jigéen ñi bokk ci mouvement bi. citoyen yi nga xam ne nii dañu cee bokk ci CMU bi te kenn ku ci nekk dugaloon ci sa juróom-ñaari téeméer yaa ngi commencé di ko rëccu. lan moo tax ngay rëccu juróom-ñaar téeméer yi nga ci dugaloon fii may waxee tey muy Njaaréem état bi ci boppam nee ñu état bi CMU bi état bi li mu leen yorel ci ay millions ëpp na 400 millions kon yaakaar naa ne la ñu jubli woon ci programme bi doxatul. àgg nañoo ak ñoom ci bor foo xam ne ñoom su doon ay malade lañ daanaka dee nañu. kon nag j'interpelle le président de la République su fekkee ne loolu information boobu yëg na ko nañ ci ut solution. bi nga xam ne mu ngi wax ci PSE nee na it war nañu xoolaat doxalin gi ndax séddale gi ci boppam moo jaarul yoon am na région yoo xam ne dañ cee loru. clé de répartition bi moo am problème te li ma ciy joxe comme exemple mooy boo demee région de Louga. le département de Kébémer particulièrement est complètement laissé en rade dans ce programme-là au moment où yeneen département yi ñi ngi constaté ne ñi ngi leen jox am na ci ñoo xam ne dañ leen a jox ay forage ba ñoom sax on pense que pléthore ëpp na. ci fàttali nag mouvement citoyen action résultat dafa ñëwoon ci Diourbel doon former jigéen ñi jublu ci nag xeex ndóol wutal leen liggéey ba ñu mën a demal seen bopp. ñu ñëw tey fii ci Njaareem ngir dimbale jigéen ñi liñ leen di jàngal nag bi ci jiitu mooy ñu développer seen bopp ndax ñun suñu mouvement dafa bokk ci mouvement yi nga xam ne dañoo gëm ne nit kenn mënu koo développer da nga koy dugal ci cercle boo xam ne moom mooy génn ci ndóol. ni nga ko ci mën a génnee nag mooy fexe ba mu gëm boppam mooy muy yaxanal d'abord mooy épargne kon bañ ko defee léegi it gis nañu ne dafa am njëriñ ndax gox yi ñu ko defoon waxtu wi daaw tey am na ci ñoo xam ne bi ñu këppee seen kees gannaaw bu ñu doxalee juróom-benn weer rek am nañu lu ëpp juróom-ñaari millions. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. jaajëf Mamadou Makhtar Sarr askan wu dëkkee fële ca Sara Gileel di ay baykat nekk ci diwaanu Tambacounda ñu nga gàddu seen yoxo topp ci mbedd mi yuuxu wàllu li ko waral moo di seen gerte gi nar a yàqu ci seen yoxo
lu jege ñaari téeméeri tonnes ci gerte ma nga ñu riimale ci ay magasin gisuñu kenn ku leen ne ñaata jafe-jafe yu tar moom la ñuy dund tax ñu yëkkat seen kàddu di sàkku ci njiital réew Macky Sall mu wax si dañuy dem ca Saara Gileel fekk fa Alassane Ba. ci gox bii di Saara Gileel ci diwaanu Tambacounda ñu fekk fa ñenn ci béykat yi jaaxle ak jàkk seen kanam yi fu ñaaral ndax seen gerte gi nar a naxasaay. waaw dañoo am problème parce que depuis ñu pare si àll bi ba léegi mënuñu fexe ba jaay suñu gerte ñu ngi pare àll bi depuis le 15 décembre ba léegi suñu gerte ñu ngi te si magasin léegi gerte gi mi ngi commencé yàqu ñu ngi pare àll bi depuis le 15 décembre ba léegi suñu gerte ñu ngi te si magasin léegi amuñ benn point de vente boo xam ne mën nañu ko suñu gerte pour jaay ko benn moo fi amoon coppe wala tuddoon da doon def ku mu lebul gerte du ko jëndal gerte du ko jëndal te arrêté na def ëpp na 1 mois comme arrêté ak léegi kuñ jënd dong la ñu xaar loolu da mooy suñu problème waaw suñu problème lenn la mooy jaay suñu gerte ñun ñaan ñu gouvernement bi lebuñ ko. beneen gox ak jafe-jafeem du bustaan bokk ci département wu Koumpentoum fii campagne njaayum gerte bi atum ren jéggi sira ndax gisuñu ko fa béykat yi sonn gannaaw ba ñu dentee seen gerte yi ci bërëb yu amul benn kaaraange mën leen a jural musiba wala naam sax ragal gunóor yi sàkkal ko pexe. bustaan gerte yu bëri nga ko tëdd ñu bëri seen i gerte nga fa dañ koy xontee xar gerte gi nga xam ne moom nga tiim nii yaa ngi gis gerte gi dafa wal bënn amatul benn njëriñ ñun yaakaarul ñu may mbay seen gerte jarul mu ngi tëddee fi ñu toll nii dem nañ ba noor bi tàng na jër gerte gi mu ngi wal te jarul ñun amuñ lu may mbay mi yaakaaruñ dara lu may mbay mi kon suñu bëggee jàppale ci wàllu mbay la ñuy jàppale bu ñu jàppalee ci mbay suñ du gerte gi na ko jënd su nawee suñ gerte yi na bu jarul sëñ bi ñun mënuñoo jàppale kenn jàppale ko lekkat ak kese du nax bay lu jege 2 téeméeri tonu gerte bu ñu nemmeeku ci gox bii di Saara Gileel nekk ci sukuraat tax lu waay liggéeyoon nawet lëmm atum ren boo moytuwul di ci gis benn njëriñ. gerte ëpp na 100 tonnes non mi ngi si kër gi si dëkk bi fii nii soxla yu bëri na instant yi borom kër yaa ngi fi ku nekk am nga problème yoo xam ne ce sont des problèmes majeurs yoo xam ne nga ko war a mën a régler te mënoo koo régler problème yoo xam ne problème quotidien dépense quotidien am nañ ay problème yooyu noonu ay borom kër yu fi nekk tey am na borom kër yoo xam ne ñu ngi jaay seen i ngooñ pour faj seen i soxla waaw ñu ngi jaay seen i ngooñ pour faj seen i soxla te bu seen ngooñ jeexee seen fas ëllëg du lekk bu fas du lekk ëllëg duñu bay te buñu bayul Sénégal mënu développé te bay sans agriculture. damaa war a jël sama soxla si gerte gi laa ko yaakaaree nañ ñëw jënd si gerte gi ndax mu mën a sama soxna mën a ñëw si kër gi dimbale sama yaay ak samay mag samay rak. gannaaw jafe-jafe yu ñuy dund béykat yi di ko xamle booleti di ñaax nguur gi mu wàllu leen nu mu gën a gaawee. da ngay génn dox ñaxtu mais gis nga benn béykat bi dox ñaxtu benn béykat bi dox ñaxtu gis mosoo ko gis dañuy wax ndaal bu fees fu ne tuuru waaw instant yi wax dëgg yàlla béykat yi sonn nañ te bëgg nañ ko jàppale. Macky Sall nu mu ñu mën a jàppalee ci gerte gi jar nañu ci jàppale ñun amuñ lu may mbay mi. Alassane Diallo Tambacounda rajo télévision Walfadjri. jaajëf Alassane Diallo ñu ngi lay sant di la gërëm addu jëmale ci wàllu politique ak mouvement bu bees juddooti ñu koy duppee Sursaut 2019 Papa Ndiaye Déguène nekkoon fi maire Ndiarème li mu am laay moo ko taxawal mouvement bi li ko tax a jóg mooy falaat njiital réew Macky Sall ci élection présidentielle yi di ñëw Papa Ndiaye Déguène ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. ñaari at ñu tuddoon ko mouvement Sursaut rek yem ci pour le soutien à l'action du maire de la ville Alioune Sall léegi nag 2019 jot ñu ne nañu def lancement tey Sursaut bi avancé tuuti ñu tuddee ko Sursaut 2019 objectif Sursaut 2019 mooy fexe ba falaat président Macky Sall au premier tour au mois de février prochain. taxawaay mooy d'abord présenter bilan bu leer bilan boo xam ne dafa net dafa clair muy 5 ans yi nga xam ne président def ko muy bilan bu leer bu ko defee ñu jël comme ni ñu ko defee tey conférence ak suñu xarit Dame Seck El Hadj Dame Seck mu waxtaan ak nit ñi wax leen lan la bilan Macky Sall nekk depuis 5 ans nit ñi mën ko jël seen bopp dugg ci dëkk bi waxtaan ak nit ñi ba convaincre leen. deuxième chose mooy ñu dem ci quartier yi ñi bindul woon ñu bind leen ñi nga xam ne bindoon nañ te jotuñu seen carte ñu récupérer seen carte organiser leen ba comme ni ñu defoon aux législatives yi def ko ci référendum yi le février prochain incha allah ñu defaat ko fal suñu président au premier tour. bilan 5 ans du président Macky Sall dafa xam nga président Macky Sall ñun dañ ko ñun ñeneen ak ñu ko waxal Abdou Diouf moo dem ci temps yële passé ci sëriñ yu mag yëpp fu mu dem ni leen nañu ñaanal président Macky Sall nañ ko jàppale parce que moom nekkoon na président xam na lan mooy président te gis na kii li muy liggéey Sénégal rek lay jëme ci kanam. Abdoulaye Wade ci boppam moo wax ñëpp dégg ko télévision ñëpp ngeen teg ci seen bët déglu ko mu ne sama projet yi ma am yëpp ñu màgg su woon Macky Sall du am Tanor Dieng wax na ko Moustapha Niasse wax na ko Dansokho wax na ko ñëpp wax nañ ko donc ñun sunu bilan c'est éloquent c'est visible et incha allah nit ñi dinañ ko gis parce que gis nañ ko ba pare waaye nag ku taxaw fii aussi ne gisuma weer yi kenn mënu ci dara fekk weer baa ngi ne fañ kenn mënu ci dara mais li wóor ba wóor mooy le 24 février prochain à 18h le président Macky Sall sera réélu au premier tour.
fii ci Sénégal nag dañoo seetlu ne lii di mouvement politique yi bés bu yàlla sàkk dafay gën di bare mëntu jotoog benn wala ñaari fan yoo xam ne dégguloo ñu naan wala sax dégguloo ku jóg wax ni dafay taxawal ab mouvement waaye nag buñ sukkandikoo ci maître Moussa Sarr mouvement yooyee leen tax a jóg du falaat njiitu réew Macky Sall waaye leen tax a jóg lenn la mooy xaalis ak ndombal tànk maître Moussa Sarr ñu teewlu ko ci micro Xandong. ñu ngi autour de 287 partis mouvement yi kenn xamul ni mu toll pour réew moo xam ne 14 millions d'habitants la xam nga loolu yéenewul maanaam su nekkoon ne parti politique yooyu ak mouvement politique yooyu askan wi rek a leen ñor mais jarul ñuy am 200 et quelques partis mouvement yi kenn xamul li mu toll mais Sénégal li ci doy waar mooy acteur politique yu bari dañu jàpp ne politique liggéey la au lieu ñu liggéey ñoom politique lañ def liggéey à partir de ce moment là ku ne da ngay créer sa benn kuréel léeg-léeg nga tuddee ko parti léeg-léeg nga tuddee ko mouvement politique léeg-léeg nga tuddee ko sax neneen loolu yëpp pour mën a séddu parce que ñoom dañu jàpp ne politique séddukaay la et nag kon ka da nga bëgg a séddu da nga fexe dem fa nag wa dee réew mi li ñu jàpp ne foofu la nag wa dee mooy ca nguur ga mooy fexe ba bokk ci nguur gi soo ci mënul bokki tamit nga fexe nga jege nguur gi pour ñu am lu ñu lay sédd kon liñ ci jublu yëpp ci li ñu seetlu mooy askan wi taxu leen a jóg doo dégg xalaat bu bees bu ñu génne doo dégg ñu def activité de formation doo dégg ñu def meeting doo dégg ñu def réunion doo ci dégg dara dañuy xaar rek ba campagne yi jot ku ne bokk naa telle coalition bokk naa telle. mënuñu bàyyi parce que ku bëgg a créer dara créer ko ba ñu nasaxal suñu démocratie parce que fi mu ne nii buñ ci jugul day nasaxal suñu démocratie. mu wax loolu day kaddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci kii di maître Moussa Sarr mbokk yi ci kaddu yooyu la ci la ñuy tabbisee ci xibaaru bitim réew yi dañ ci ànd ak soxna Fatoumata Seye. lu ëpp téeméeri doomu aadama daal dinañu faatu ci li nga xamante ni moom mooy épidémie bi ñuy woowee fièvre de Lassa ci weeru janvier bi bu ñu ko xaymaa rek ca Nigéria li nga xam ne moom mooy fièvre Lassa mu ngi fay dox yi jéegoom lu toll nag ci téeméer ak fukki doomu aadama daan nañ si ñàkk seen bakken bu ñu ko xaymaa ci ndorteg weeru janvier ba léegi ci atum 2018 ndax nag cas yi nga xamante ni jotoon nañu koo xam rek toll na ci ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñett bilan boobee nag ci talaata jiile la ko autorité sanitaire yi daal di xamle semaine bi ñu weesu organisation mondiale bi nga xam te ni moom mooy saytu lii di wàllum wérgu yaram gi daal dina xamle ne woon lu toll ci juróom-ñaar fukk ak ñaari doomu aadama faatu nañu ci ñi nga xam ne nii xayma woon nañu ne amee nañu feebar bi ñu toll ci ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar virus boobu nag seetlu nañu ko ci fukk ak juróom-ñetti ay gox ci fanweer ak juróom benn état yi nga xamante ni nag ñoom ñoo bokk ci Nigéria fa nga xamante ni nag fa la gën a bari mooy état bi ñuy dippee Edo nekk ab gox boo xamante ni daal virus ba yet na leen lool buñ sukkandikoo ci centre national de contrôle des épidémies feebar boobee nag ñuy wax ne matt yenn ci ay rongeur dina ko joxe dinañu wax ne yenn ci ay xeetu kon mala dinañu ko joxe li nga xam ne nii moom mooy wàllum deret ak boo tuuree ndox ak li nga xam te ni moom mooy dem wanag ak yeneen liquide yoo xamante ni daal nit ñi mën nañu ko laal feebar boobu daal di leen jàpp. ñu wax nag ci li nga xamante ni moom mooy pression migratoire ba nga xam ne ni nag Italie jamono ji ñu ngi koy jànkonteel loolu nag tax ba ñu bëri ci ay populistes ci élection yi nga xam ne nii am na démb tax na ñoom daal ñu daal di jël li nga xam ne nii moom mooy raw gàddu gi bu ñu sukkandikoo ci Emmanuel Macron di njiital réewu France force yooyu nga xamante ni nag mbirum migrants yi ñu ngi wéy kon di ko xeex nekk ci extrême droite bi loolu jàppale na leen ba ci législative italienne bi ñu daal di ci am nag ay baat yu takkoo takku mouvement 5 étoiles moom mi nga xam te ni nag moom moo parti bi ñu njëkk ràññee am na fanweer ak benn ci téeméer boo jël ci ay baat coalition bi nga xamante ni nag kii di Forza Italia bu Silvio Berlusconi ak bu Ligue bu Matteo Salvini ñoom daal dinañu am lu toll nag ci fanweer ak juróom-ñaar ci téeméer boo jël ci ay baat tax nag daal ba résultat yooyee daal di jaaxal loolu yenn ci ay ONG yi nga xam te ni dañuy jàppal tànk ñii di migrants yi nekk ci Méditerranée bi. président bu États-Unis bi nag moom boo moytuwul dina fekk li nga xamante ni moom mooy taaj yees ambassade américaine ba ñu fas yéene daal di sanc fële ca Jérusalem mais bi ñu dëkkmal loolu nag Donald Trump daal dina ko xamal ki nga xamante ni moom mooy élimaanu jëwrin bu israélien bu Maison Blanche muy nag jàppal tànk boo xamante ni am na solo lool ci Benyamin Netanyahu jamono ji nga xam ne nii sax mu ngi nekk ci ab crise bu méttee métti jëm ci gouvernement
nga xam ne ni sax soo moytuwul élection yi dinañu ko amal sax te appam du jot ndax nag ay coalition ñu ngi nii bari nañu lool ay coow loo xamante ni daal nañu ko yëkkati rawatina accusation yi nga xam te ni teg nañu ko ci Benyamin Netanyahu ci lii di wàllum mbuxum jamono ji sax mbir yi da koo wër ndomb. jërëjëf ñu ñëw ci xibaaru tàggat yaram di koy doore nag ak football li nga xam ne mooy Ligue des champions africaine tey jii bu ci kanamee bu juróomi waxtu jotee ca Conakry kii di Génération Foot di représenté Sénégal ci li nga xam ne moom mooy lii nga xam ne mooy Ligue des champions mooy daje nag ak Oroya équipe Sénégal yi xam nañ que bi mooy ñetteeli yoon muy daje ak équipe Sénégal yi ñaari yoon yëpp dafa éliminer Gorée ak Douane kii di Génération Foot nag nee na buggul bokk ci équipe yooyu Oroya di éliminer fii ci Sénégal ba tax na ñu ngi fagaru pare nañu pour match boobule am ci ndam am ci def ci résultat bu baax fële ca li nga xam ne moom mooy Conakry. Oroya nag nekk équipe boo xam ne dafa am expérience ci wàllu Ligue des champions kii nga xam ne moom mooy équipe bi di Génération Foot ndaw yooyu le ñoom nag jàpp nañ ne que ñoom mën nañu am li nga xam ne mooy résultat bu baax fële ca li nga xam ne moom mooy Conakry. dinañ ci ñëw ci suñu ay yeneen i xibaar pour jox leen li nga xam ne mooy résultat yooyu le dañu des ba léegi ci Ligue des champions tey jii bu Europe tey jii nag maanaam am na ñaari match retour huitième de finale lii di Paris Saint-Germain mooy dalal Real Madrid ca match aller ba kii nga xam ne mooy Real moo ko daanoon beneen match bi nag ñoom Sadio Mané bu Liverpool ñooy daje ak FC Porto. Ibrahima Ndiaye. remontada wala confirmation en tout cas loolee mooy laaj bu samp ci ñi nga xam ne football yitteel na leen. kumpa bi rëy na lool waaye tamit enjeu yi daanaka bari na. Unai Emery bi nga xam ne yàgg nañ ko critiquer match bu tey bi dina jouer lool ci avenir am waaye ci boobee jamono merengue yi ñoom daanaka Ligue des champions kese moo leen desee ngir ñu mën a sauver seen saison. comme si ñoom ñaar ana kan moo ci war a ñàkk li wër te wër mooy tey jii Paris war naa defaruwaat gannaaw ba mu ñàkkee ñetti bal ci benn foofee ca Santiago Bernabéu. mu ndara joué tey sans Neymar bi nga xam ne dafa am ab gaañu club bu capitale France bi tey jii la ndara amal jongante bi nga xam ne moo gën a rëy ba ko waa Qatar jëlee ba léegi. ndax remontada mun naa am 100 jours bi nga xam ne moo gën a cher ci histoire football ngir tond ci du doon lu yomb. moo ne bu ñu xoolee ci taarixu football Paris saa yu dajeek Real ci match élimination direct coupe d'Europe da koy daal di togloo comme li ni mel mun naa may confiance supporters parisiens yi. waaye lu wër te wër mooy bu 19h45 jotee Parc des Princes foo sandi mbatt mu toj ci boobee jamono ca Anfield Road Liverpool dina fa dalal FC Porto mu amoon ndam bu yaa ca Portugal juróomi bal ci dara ak ñetti bit yu Sadio Mané ndaw Jurgen Klopp yi daanaka seen qualification quart de finale leer na ba noppi. comme ñoom mun nanoo jàpp ni tey jii dañuy mottali rek ngir mun a qualifier officiellement ci quart de finale. jërëjëf Ibrahima Ndiaye ñu ñëw fii ci Sénégal wax ci coupe du Sénégal foofu nag tirage au sort bi gannaaw bi ñu ko defee démb ca fédération sénégalaise de football génne nañ ci nag ñetti match choc bi ci jiitu mooy AS Douane mooy daje ak kii nga xam ne mooy Casa Sport. Union sportive bu Wakam daje ak ñaari tali jàmbaar moom Linguère lay dajal yeneen jongante yi nag. ki nga xam ne mooy Demba Diop équipe nationale 2 la muy 4e division moom nag moom mooy daje ak Mbour Petite Côte bi nga xam ne moom moo jëloon daaw coupe bi Salam équipe division régionale la moom nag Salam moom mooy daje ak ki nga xam ne mooy équipe boobu
sa équipe bu Salam nag moom mooy daje kon nag waa dégg nga Salam moom mooy daje Salam moom dina jouer ak équipe boobu ñuy wax Fatick Guédiawaye football pro moom ki muy dajal moom mu ngay daje ak ki nga xam ne moom mooy Renaissance bu Ndakaaru kon nag jongante yooyu moo am ci li nga xam ne mooy wàllu Coupe du Sénégal. ñu ñëw ci wàllu judo ci week-end bi fële ca Thiès foofu lañ doon amal championnat du Sénégal ci wàllu senior yi mu nekkoon nag jongante yoo xam ne yu am solo li ko waral nag moom mooy maanaam lii di participation bi nag dafa jéggi dayo ba nga xam ne muy record boo xam ne bi at bi nag dañ ko baat nit yu bare yu takku ñoo woon participer ci jongante yooyu dañuy def rek dégtal leen Babacar Wade bii nga xam ne mooy jiite fédération bi ci micro Ibrahima Ndiaye. comme nuñ ko commencé def depuis ñetti at léegi championnat yooyu dañu ne dañ koy décentraliser di ko def ci ay régions yu uteeg Dakar looloo taxoon 2016 ñu defee woon ko Ziguinchor daaw 2017 ñu defee ko Fatick ren 2018 ñu ñëw defee ko fii ci Thiès te ñu ngi ciy profiter ci occasion bi pour gërëm vraiment. autorités yu Thiès yëpp yi nga xam ne dugal nañ seen loxo pour que événement bi mën a jaar yoon. su ma jumul 9 régions ñu ngi fi pour di jongante ci championnat yi la am nañ 147 combattants mooy téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ci depuis si suba ñu ngi assister ci ay combats yu neex xale yi di wane ku nekk sa mënin. championnat bi amaana bëriwul innovation bu ci gën a mag mooy règle d'arbitrage yi dañoo changé depuis janvier donc presque bii moo doon compétition bu njëkk bu nga xamante ne règle yu bees yooyu lañ doon appliqué et comme que Sénégal tamit day fay war a bokk ci championnat d'Afrique de judo yi war a am ci Tunis ci mois d'avril dafa baaxoon ci suñu xale yi ñu xool seen niveau fu mu toll comme ça entraîneurs nationaux yi mën a jeexal seen sélection. organisation bi alhamdulilah mooy lu may wax sànq ñu ngi gërëm ñëpp parce que depuis boobu ñu yegg see démb ñi yombal nañ leen ñu lépp pour que organisation bi mën a jaar yoon ci ñu ngi leen ciy gërëm bu baax. weer bii di ñëw dañuy dem ca Kaolack pour def championnat du Sénégal cadet junior mooy catégorie yu ndaw yi comme nuñ ko nappee def tamit xale yi tamit dañu commencé di décentraliser seen ay compétition parce que 2016 xale yi ñu ngi ko defee woon ca Saint-Louis 2017. ñu def ko Diourbel ren 2018 incha allah Kaolack lañ koy defee. jëf kooku moo doon Babacar Wade di jiite fédération sénégalaise bu football bu judo dañuy des ba léegi ci li nga xam ne moom mooy lii di jongante yooyu amoon Thiès ci wàllu judo kii di directeur technique national bi moom mi tamit nee na que fu mu nekk nii il faut que arbitre yi tàmm règlement yu bees yi ñu déglu ko ci micro Ibrahima Ndiaye. bilan technique bi nag satisfait dama ci kontaan am ci ndam ak mbég boo xoolee ci lim ci xale yi ci bokk tey góor ñi ngi tolloon ci bi ñuy soog a door 157 jigéen ñi toll ci 40 bi ñu wàññee ñi nga xam dañoo ëpp poids góor ñi ñu ngi toll ci 37 jigéen toll ci 39 góor ñi ngi toll ci 137 jigéen toll ci 39 mu nekk loo xam ne gëj na am wala mus fee am sax su ma mënula mais gëj na am en tout cas ci année yi passé yëpp daaw ñu am ñi lim bu toll nii donc technique yi facette yëpp lépp li ñuy wax ci judo tey gis nañ judo ci suuf bi gis nañ judo ci kaw bi gis nañ loolu lépp am ay facettes yu baax a baax vraiment gis nañ ci kontaan nañ ci ba xam nañu entraîneur club bi aussi di leen delloo njukkal bu baax a baax parce que liggéey bi tey bu demee ba taxaw ni ñoom entraîneur club yi ñoom am nañ ci joué nañ ci lu bare gis nañ lépp ci biir judo tey attaqué nit ki bu mu dugg nga dugg ko wala nga dugg ko direct wala mu dugg la nga paare ko déplacé wu duggaat ko yooyu yëpp ci ay feem ci judo tey gis nañ ko fi ñu kontaan ci lool aussi li ñuy regretter rek juste que dama koy wax parce que arbitre yi aussi foog ñu gën a góorgóorlu gën a participer ci compétition yi ndax seen niveau tey bu sooxee rek ñoom am na ñenn ci ñoom ñu sooxee nañ ñu gën a góorgóorlu rek nit mooy jum aussi et on fait avec dañuy def yeneen formation rek et yàlla baax na. waaw kooku moo doon Sadibou Ndiaye di directeur technique national bu judo bu Sénégal ci micro Ibrahima Ndiaye looloo fi rusoon ci wàllu tàggat yaram.
jaajëf Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu ngi koy sant ko gërëm mbokk yi kon ci foofule ci la ñuy tàbbisi ak yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm lii di CREI yi jot naa seetal ba mu set wecc Aïda Ndiong ma mu daan toppee alal gu lewul ak moomeel gu lewul ci ñeen fukki milliards ak juróom-ñaar yiñ ko daan jiiñ ci alal gu lewul ak moomeel gu lewul jot na caa daj lu metti toroxal nañ ko ci tilimal deram jot naa dundu kaso moom Aïda Ndiong Walf Quotidien xëy taxaw ci ana lan moo waral Aïda Ndiong CREI yi daal di ko seetal ba may ko non-lieu yéen cabinet bokk na ci rapport d'expertise mi ñu teg ci table gi ndax CREI yi jotoon na sàkku ci expert comptable bii di Abdoulaye Dramé ngir mu gestu leen ci ay takkaayu Aïda Ndiong mi procureur jotoon na xayma ne toll na ci fukki milliards ak juróom wuuteel lool ak expert ba lam ca mujjee gestu daal di xayma takkaayu Aïda Ndiong ne toll na ci ñetti milliards ñaareelu poñ gi seetal Aïda Ndiong te tënku ci rapport gi ni mel bokk na ci jot nañoo gestu ay compte bancaire am te la fa ne ci alal jot naa lew Aïda Ndiong les échos di ñu fàttali ne gannaaw ñeenti at ci traque des biens mal acquis ba ci tëjum kaso Aïda Ndiong tey CREI yi mi ko toppoon ci alal gu lewul ak moomeel gu lewul toppeetu ko dara yéen a di ñu fàttali ne ñeent fukki milliards ak juróom-ñaar yañ ko daan tuumal ne def ko amee ci moomeel gu lewul ak alal gu lewul yéen a cabinet lépp la ñu teg ci suuf jébalaat ko Aïda Ndiong ay kàddoom ci biir yéen a kaay bi Aïda Ndiong ne li waroon a am na waral mu jël lépp daal di ko delloo suñu borom yéen a kaay di Vox Populi xëy jox kàddu kenn ci avocat Aïda Ndiong di maître Seydou Diagne gis ne guléet maanaam bi la yoon justice su Sénégal te dee njaaxaanaay ci dossier gi ni mel atte bu jaar yoon yéen a kaay di Direct Info xëy fasal ay kàddu Aïda Ndiong mi xamle ne lu mu jot a dund ne ay jaar-jaar la merewu ci kenn te bal na ñëpp yàlla Sénégal am jàmm Aïda Ndiong ne lu mu jot a dund mënutoon a jaas libération ne am na liberté CREI yi jox na ko non-lieu lañ ko daan tuumal ak lañ ko daan jiiñ mujjee na tàbbi géej tax tey kii di Aïda Ndiong jot na lu tolloog juróom-ñeenti milliards ci ay koppar yu bawoo ci trésor ivoirien ma ngay fàttali ne këram ga ci HLM ci atum 1974 la ko am te weeru jot lu tolloog ñaari junni la doon fay ngir matal payooru kër ga yéen a di Le Témoin ne Aïda Ndiong mile ay mbiram mat na amatul lenn luñ koy toppee ci alal gu lewul ak moomeel gu lewul tey am na non-lieu après lan moo war a xew yéen a ne sénatrice ba woon li am ba des mooy dina jëlaat bépp alalam gañu tegoon loxo Walf Quotidien ñu xamal ne Aïda Ndiong set na ci bile dossier waaye am na beneen dossier buy xaar Aïda Ndiong di dossier produit phytosanitaire ya woon ca plan jaxaay ga woon dossier gi ni mel ba tey mu ngi ci table yoon ana naka la gisee conseil supérieur de la magistrature maître Khassimou Touré adduna ci la tribune gis ne njiitu réew mi Macky Sall dafa war a des ci bile conseil supérieur de la magistrature yéen a Sud Quotidien xëy xuus ci parti présidentiel bi di APR ak coow la ko topp yéen a cabinet mbete armée mexicaine kenn ku nekk bëgg a doon général enquête daal di ci am enquête bu yaatu gam ca def ne li tàmbale am ci parti APR jëmul kër ak wàccaay élection présidentielle 2019 maître Alioune Badara Cissé ñaxtu na fi Aminata Touré ñaxtu na fi tey Youssou Ndour ñeneen ak ñeneen ci ay militants jot nañ fee ñaxtu kii di Maurice Soudieck Dione gis ne doxalin gi ni mel njiitu réew mi Macky Sall bu deful ndànk mun na ko gàllankoor ci élection présidentielle 2019 ay kàddoom ci Walf Quotidien Mame Mbaye Niang jot na addu ci kàddu yi tukkee ci Youssou Ndour mi xamle yàggul ne dafa am lu ko metti ci ay jegeñaale njiitu réew mi Macky Sall Mame Mbaye Niang gis ne am na ñu bari ñu waxee ni Youssou Ndour di ñaxtu te ba tey kenn xamul ana lu sooke seen jafe-jafe Mame Mbaye Niang ne ñaxtu gi ni mel munta neewal doole APR bu njiitu réew mi Macky Sall yéene kaabi di source a xëy taataan ay kàddu Ibrahima Bakhoum di analyste politique gis na li xeeñ ci parti njiitu réew mi Macky Sall ne saay bu mbir yu mel ni amee président ba day daanu Ibrahima Bakhoum jàngat ci leneen ne gannaaw kàddu yi Youssou Ndour yëkkati amul kenn ci kàngamu Benno Bokk Yaakaar gu ko ñaawlu mel na ni ñoom ñëpp ci bokk ànd 24 heures xëy duñu gestul coalition yi am ñuy dundee coalition yi saay su ne am ñu bari ci way politique yi daañuy dugg ci ab coalition ngir bëgg cee lekk ba suur waaye jox ndam kañu feegool taxu leen a jóg réew mi quotidien doomu réewum Sénégal la ñu faat ci anam yu méttee métti ca Floride foofee ca Italie ab tubaaba ko sox ay balu fetel ba mu faatu l'observateur xëy dikkat ci xale bu toll ci juróom-benn at mi baayam faat yàggul ca Kër Massar yaa jàngay dund jafe-jafe yu metti xam le ne boroom këram nitu fitna la yaa jane ñàkk na doomam wëlbatiku ñàkk liggéeyam yéene kaa bi di la Soleil xëy dalal njiitu réew mi Macky Sall mi xam le ne dootul yàgg nguur gi dina jël matuwaay ci accident yu bari yéene kaa bi di las ne accident yooyu le njiitu réew mi Macky Sall sàkku na ci chauffeur si ñu sàmmonte code de la route ñu dem ci yéene kaa bi di suñu lamb mi xëy géewal ñaari mbër yi le di Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux ñoom ñaar xeex nañu ci ay kàddu te seen combat jotagul ay kàddoom ci biir yéene kaa bi di suñu lamb moom Gris Bordeaux mi xam le ne gaynde la te bandi la ne combat gi ni mel jaral na ko lu ne Balla Gaye daal di ko xamal ci saa si ne munoo maa tere nelaw te saay bu arbitre sifflé di nga xam may kan. jaajëf Abdoulaye ñu ngi lay sant di la gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax ajaratu Penda Diallo Guèye mi pare woon ci xarale gi réalisation El Hadji Ousmane Sène
ci kàddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba mbokk yi yéen ak jàmm.